mandat di jeex ngay engagé Sénégal ci signem xeetu contrat yenn yi est-ce que loolu ngay wax itam ci li ñu dégg fan yee ci faire ba ca Falémé ñoom seen est-ce que itam sa mandat di jeex rek war naa tee ngay signé ay contrat yu jëm ci luy soxal réew mi ci ay pétrole ak i gaz ak i fer ak ñoom seen. waaw maa ngi lay nuyu bu baax di fàttali rek République des valeurs bi nga tudd ñu ngi ko sos ci 28 octobre 2017 donc màggal gi weesu muy suñu premier anniversaire ñu ci ndokkeel mboolem ñu ci bokk di leen jaajëfal. li nga wax am na solo kuy mandaam di jeex maanaam yow liñ la dénkoon jeex na nga war a laajaat amaana ñu dénk ko keneen ak gis-gis bu wuute waroo mun a jël ay engagement pour réew mi ci ay diir yoo xam ne dina nekk ay 40 fukki at wala ay fanweeri at. loolu ndax am na lu koy aaye ci réew mi. dafa di loo xam ne tradition bu yàgg la te dañu seetlu boo xoolee lu tax dañu nekk ndobin rey sa maam rek boo séenee lu ñun daw. dañu seetlu ni am na ay contrat yu bëri yoo xam ne dañ ko fi teg ci diggante ay ñaari tour comme contrat Timis bu ñuy wax bi diggante ñaari tour élection 2012 lañ ko teg wala ba élection yi di waaj a jeex nga xam ne day am parax buñ koy signé pour yàkkamti signé yoo xam ne lu ci gën a bëri du nekk intérêt Sénégal mais du loolu rek dafa fekk ni loo xam ne ñëpp a ko moom te yow booy dem di nga ko fi bàyyi ay fanweeri at wala 40 fukki at keneen di ko gérer. baax na ñu waxtaanee kook ñëpp ñu ci bokk maanaam askan wi représentant wu askan wi mooy assemblée nationale maanaam société civile ak experts yi nga xam ne xam nañu ci mbir moomu dara damay jox benn exemple rek tey jii nii am nay contrat yu bëri bu ñu sañoon réviser leen muy contrat wu peut-être ci wàllu mine yi surtout particulièrement or bi zircon bi et cetera xam nañu ci anam yoo xam ne ay veillu élection lañ ko signé woon. te ci parax bu doy waar. mais loolu est-ce que ci wàllu yoon am na lu ko tere lu koy tere nguur gi président def ko. xam nga bu ñu waxee wàllum yoon dañuy seet d'abord ndax ñoom topp nañu yoon ci fànn bu ne bu ñu xoolee contrat pétrolier yi comme par exemple bi ma gën a miin mooy diggante ñaari tour lañ ko signé foofu amatoo droit signé luy engagé réew mi ci. mooy li nguur Ablaye Wade def en 2012. jox ko Petro-Tim. ba pare antidaté ko. maanaam puisque diggante ñaari tour lañ ko def ñu antidaté ko 20 mars lañ ko signé yaakaar naa wala tour antidaté ko ci 17 janvier alors que même Petro-Tim 19 janvier lañ ko créé ba pare ba ñu paree ci loolu nguur gu bees bi ma ñëwee daal di koy wéyal donte ni xam na ni am na ay lëj-lëj yu ci nekkoon donc. mooy li ma la wax amoon na ci dellu ci ginnaaw. bi Macky Sall faloo ci loolu Ablaye Wade ak ñoom Karim Wade signé woon jox ko Petro-Tim. waaw loolu jar na leeral. pour rek Sénégalais yi xam lu tax xel yi tey ba président Macky Sall ñëwee dañu ñi ñu ko bëggoon jox avant muy Tullow Oil te yaakaaroon ni dinañ ko jot jotuñu ko dañu porter plainte bind président ak ministre am yëgal ko li xew moom ci boppam mu yabal ab enquête inspection générale d'État pour mu gën a leeral lan moo xew ci contrat boobu bala inspection générale d'État di teg rapport am fekk ñoom wéyal nañu signature yi approuvé ko par décret ci loolu sax la ancien premier ministre Abdoul Mbaye di nii dañ ko signaloo sur la base de faux donc bu yooyu amee cim réew te gouvernement bi weesuwul même gouvernement bi nga xam ne yow yaa ngi laaj enquête inspection générale d'État enquête bi jeexagul te enquête bi ba mu sottee wane na ni ay jiixi jaax yu bëri ay jalgati yoon yu bëri am na ci ko signature contrat bi. IGE dafa ni Petro-Tim amul kàttanu koom-koom ak technique ngir jël loolu ñu ko joxoon ci contrat. waaw bu yemoon ci loolu rek mais dafa ne contrat bi dañ ko xaatim diggante ñaari tour ba pare antidaté ko wax ni que Timis ci boppam dañ ko sos ba nga xam ne ñaari fan yu topp ci signature bi maanaam dañu signé xaatim signature bi 17 janvier. ba pare Timis ci boppam Petro-Tim ci boppam ñu créé ko 19 janvier maanaam kuy signé ba muy signé du juddugul woon ak yeneen comme ministre de l'économie et finance laaj ñu ko lan mooy gis-gisam ci mbir mi ba mu mën a joxe. te loolu yoon moo ko mais bi nga nekkee ministre maa ngi xoolaat sa ay émission yoo defoon rawat na ci RTS 1 di télé bi nga xam ni nguur gi la gën a jege nga toog fa ci émission mais lii yëpp
sulliwoo ko woon ŋaññuloo ko woon dem nañ la ba laaj la sax ni turu Aliou Sall bi dugg ci coow loolu ndax garaaw na wala garaawul nga ni amul dara lu yoon joxoñ ne tere na moom Aliou Sall mu bokk ci ak ñoom seen. léegi kàddu yi sa ministre ak kàddu yi sa opposition daa wute. da nga ma laaj lu ma neex a laaj ba da nga dégg sepp ci émission bi loola neex a seppi rek Babacar ndax xam nga ni ci jamono yooyu laaj yu gënoon a wéy parce que boobu xamu ko ñoo rapport d'inspection générale d'État am na xaw ma woon sax inspection générale d'État jaar na fa donte ni ñi ma bokkal liggéey bi séq ko ba coow li commencé laaj naa leen lépp luñ ci xam waaye mosuñu ma wax ni inspection générale d'État jaar na fa te ñoom ci seen wàllu bopp inspection générale d'État saisir na leen ci jamono yooyu ngay wax liñ ma doon laaj mooy naka la ñuy séddoo pétrole bi coow dafa amoon ñu naan 10% la ci état du Sénégal di am parce que 10% la Petrosen am ci association bi may leeral ni état du Sénégal dina am lu ëpp 10% ci ressources pétrolières yi bu ngeen delloo ci émission yooyu loolu nga fay fekk waaye yow ci sa wàllu bopp gis nga ci émission bi ma ne que bés bu amee ma gis li nga xam ne day remettre en cause contrat bi sur des bases juridiques man naa ko attaquer en tout cas man sama wàllu bopp loolu ci émission boobu ngay wax 28 août leeral naa ko ci ba mu leer naññ. donc émission bi nga koy def boobu rapport IGE bi génn xaw ma woon sax rapport IGE am na maa ngi doog a ñëw te loolu mooy lu graaw c'est-à-dire que da ngay ñëw toog am ñu la wër ñoo xam ne xam nañ lu bëri ñu daal di nëppal bàyyi mu jàll nekk tegal la daal dëgg sërëx xamoo nga laaj leen ba coow timis bi maa ngi ci commencé njëkk a attirer attention ba premier ministre neewee dañ ko signaloo sur la base des faux am lu ma tontu. waaye loolu ministre Abdoul Mbaye jamono yi ma commencé def sama enquête seen naatangoo Baba Aïdara am aussi lu mu ci wax ma commencé def samay enquêtes yi bopp waaye ci biir enquête bi kenn mësuma wax ni inspection générale d'État jaar na fa ak lu mu wax boo seetloo këyit yi ñu la woon yëpp këyit yu nuroog yu jaar yoon la man maa njëkk a génne contrat wu pétrolier yi jox ko seen naatangoo yi muy naatangoo groupe bii ngeen nekk ak yeneen groupe mais li ma mës a wax muy émission boobu RTS boobu ngay wax muy les affaires de la cité si seen fii muy objection de Baye Omar Gueye 28 août. Sud FM. li ma mës a wax mooy bis bu ma gisee loo xam ne méngoowul ak yoon dinaa jël samay matuwaay. mais da ngay génne ay chiffres rek nga ni li Sénégal signé rawatina ci contrat pétrolier yi dinañ ci ñàkk at mu jot. niñ ko signé baaxul ba tax dinañu ñàkkaloo 400 milliards faram-fàcce woo ko nga génne chiffre bi noonu rek ci foo ko teg. waaw dama bëgg a séparer ñaari dossier foofu. boobu dossier wu Total bi la. Total bi nga xam ne mujj nañ ko signé. te bu ngeen seetloo kayit yaa ngi disponible rapport yaa ngi disponible bu ngeen xoolee rapport boobu contrat boobu ngeen méngale kook yeneen contrat yi ñu signé woon sax timis bii ñuy ŋàññ ak yeneen contrat boobu mooy yées contrat Total bi mooy yées. loolu benn dossier la te nu mu yéesee mooy ñi ñeneen proposé BP Cosmos boo ko xaymaa par rapport ak li Total proposé wuute gi dina mën a dem ba ëpp 400 milliards at bu may ci diiru ñeent fukki at ak juróom loolu leer na bi ci des mooy timis ci wàllu boppam Petrotim déggatu leen wax ji daanaka naxasaay na. ñoom jaay nañ seen wàll ba dem. mais Sénégalais yi war nañu laajte ci yan anam la jaayee wàllam. ak comme rapport dafa neewoon ni kii waruñu ko sax jox parce que mënu ko te jaarul fa mu war a jaar ndax jaadu na. gars yi loolu du Sénégal rek am na ci ñu bëri ñoo xam ni ñu mel ni Petrotim bu nu demee ci réew gis ni am na lu ñu mën a jël foofu ci pétrole gaz ñu engagé wu waaye bu leen neexee engagé wu même buñ ko dul saytoo ko gas sax jaayaat ko kenn aayewu ko. non loolu dañ koy aaye bu fekkee ne xam nga dès le départ loolu tax dès le départ yoon dafa technique bala nga koy joxe donc ki nga koy jox day fekk mu mën ko attan ko am ci expérience am ci jaar-jaar am capacité financière te rapport bi nga xam ne seen naatango yi. tey da nga yaakaar ne timis bi ñu koy jox boobu loolu yëpp amu ko. loolu rapport inspection générale d'État bi ma gis ci internet muy circuler gannaaw sama démission bi boobu laa ci njëkk a dégg ay lu leer. wane na ni mënu ko mais man sama wàllu bopp ci samay gëstu yu ma defoon en interne gis naa ni mënu ko ba jëloon ci ay matuwaay ba nga xam ne timis ba muy dem damay leeral timis ba muy dem pour ñu approuver demam man la fa fekkoon man maa bañ jàpp naa ni loolu sax mooy cause bu gën a tax
nga tàggoog Macky Sall. parce que une semaine la woon avant démission bi ma ne kii du ma ko approuvé ba ilaa yawmi diin ndax bokkul ak intérêt wu Sénégal ndax kii dañ ko waroon génne mënut te dugalu ci dara te war nañu weesu comme jamono colonial yi benn waay ñu jóge fële rek ndax dafa bëri ay pexe wala ndax nasaraan la amay réseau ci biir réew mi ñu jox ko ab contrat dugalul dërëm ci réew mi dem yóbbaale ay milliards yi milliards yoo xam ne sénégalais xamuñu assemblée nationale xamuñu muy réew moo xam ne xale yaa ngi ba tey boo génnee fii comme ni ma ko waxee jour boobu gars yi gis benn borom pousse-pousse boo xam ne mu ngi am plus de 50 ans di pousse-pousse am. ci ay lan la timis def jëndee juróom jaayee fukk am bénéfice dem. jëndee dërëm jaayee téeméer. am sa xaalis dem. bu xaalis boo xam ne est-ce que loxoog Aliou Sall rakku Macky Sall dugg gi mu ci dugg am na loo ci jàpp ci ne jaaduwul am na loo xool nduxum gu ci am. xam nga li ma mën a wax mooy mag du fecc na yàlla naa dee te bu jaralee ay nit jalgati yoonu réew pour signer ay contrat yoo xam ne méngoowul ak intérêt wu réew aussi xel mun na ci ñaaw kon nag waaye boo amul preuve aussi foofu nga mën a yem bi ci des mooy nañu bàyyi di wax ni que affaire yi dañ ciy wax di ci dellu si dama jàpp ni que affaire Khalifa Sall bi 1,8 milliard la woon wax nañ ci avant may démissionné ba tey ñu ngi ci waxte settagul waxu annoncé yeeg yooyu moins de 100 milliards la au total ba gannaaw àtte te man ma bokkoon coowal Karim Wade te ma bokkoon ci nga xam ne ñoom ñoo nekkoon APR ci temps yooyu di def ay conférence de presse di wax ni dañu ko war a leeral te moins de 100 milliards la woon pétrole bi ay milliers de milliards la comme ni ma ko waxee sànq réew moo xam ne gars yi ay pousse-pousse la ñu yor nekk ci à 13h du matin 13h de l'après-midi plutôt di pousse ay tonnes pour am 1000 wala 2000 francs par jour ñooñu ñoo moom xaalis bi ak borom boutique mbagg yi ak gars yu dem ci mbëkk mi te Afrique dañu yellool depuis 300-400 ans boo demee pays européens yi nga gis fa ay bâtiments yu jar milliards nga xam ne kii deretu africains yi ñoo ko liggéey donc ñun waruñu teg ne indépendant lañu jël suñu lépp joxe ko ci anam yooyu ba pare ne nañu nëppal gi moo bëri te jàpp naa ni du problème mu Thierno Sall wala problème classe politique bi wala yooyu mais problème mu taskatu xabaar yi société civile la justice la parce que lii ñu wax nii bu fekkee ni réew mi justice mu ngi doon dawal normalement yoon mais waroon nañu xool rapport d'inspection générale d'État boobu lu mu wax waroon nañ ko saytu bu doon justice indépendante boo xam ne buy jël ay dogo matuwaayam da koy jël sans tàggu kenn sans que kenn téye loxoom du ñu dégg ay milliards yi milliards mu ngi dem di wéy loo xam ne ëllëg mun na indi ay jeexi jaaxa te ay conséquences am ci ay 30 ans 40 ans la ñu bëgg ko nëppal noonu jàll. léegi yow candidat nga ni ci élection présidentielle yi ñu dëgmal est-ce que boo fal woon tey li nga xam ne moom mooy li ñu signé ak Total ndax sa coowal ak Macky Sall foofu la soqe ko yaa ngi naan da ngaa démissionné ñoom nee na ñoo tekki sa ndombal tànk coowlu sax weesu nañ ko ku ne ngay wax waaye tey ji boo fal woon jël réew mi contrat yooyu da nga koy dog. xam nga contrat boo xam ne dëppool ak règle réew mi dëppool ak yoon loolu code yi tëral code pétrolier de crème te ñaar ñi ko xaatim yëpp xam nañ lii dëppoowul ak code pétrolier bi nu mu tëralee contrat boobu c'est réputé illégal normalement war nañ ko mën a attaquer gis ngeen kii ñuy tudd sànq fii Burkina Faso ba autorité yu bees ñëwee mu amoon fa mine manganèse dañu nangu seen manganèse par force mu dem porter plainte tribunal international tribunal bi jox dëgg Burkina donc lu ñu xaatim ci condition yoo xam ne dëppoowul ak yoon te ñi ko seq yëpp xam ne lii dëppoowul ak yoon war nañ ko mun a dindi ci jaadu te bu ngeen gisee temps yi bu ngeen seetloo Total mi ngeen fi tudd dafa jaay une partie 30% dama ko lire ci presse bi à Petronas Singapour wala Malaisie xamatuma ñëw toog maanaam liggéey bi mu waroon def bi mu diggee woon da koy def boo moytul keneen la koy dénk mu def ko moom mu dem toogi ba kooku am lu mu découvrir mu ñëw def ko suñu réew yi nag war nañu wéyal bàyyi di
doxalee noo xam ne dëppoowul ak seen intérêt mel ni ay réew mineur lañu ku ñëw rek jaar seen kaw jàll am ci xaalis bu bëri dem bàyyi ñu fii ak suñuy coono ak suñuy misère alors que pétrole bi fii la nekk zircon bi fii la nekk or bi fii la nekk phosphate yi fii la nekk et cetera et cetera. est-ce que li ngay wax ni ba nga nekkee ministre da nga ko wax Macky Sall est-ce que li ngay wax ni moom xam na ko wala xamu ko. waaw am naa yaakaar ni ñaar bu ñuy tàggoo ku nekk dina xam ci lu tax keneen ki d'accord wala d'accordut donc jàpp naa ni moom xam na lan moo ci sama position. waaye da nga njorte ne rek xam na. non dama bañ a leeral rek exactement li ñu wax mais xam na booy dem kay di nga wax. jour ba ngay xëy dem palais muy waaj a tukki ngeen tàggoo nga génn ci gouvernement bi ba ngeen gisee bu gaaw booba lu ngeen waxante. non mënuma fi wax lu ñu waxante waaye li ma waroon wax lépp man ci sama gis-gis ci wàll boobu wax naa ko waaye damay wax encore une fois ci jamono yooyu yi am na lu ma desee woon a xam waaye njort woon naa ko ci wàllum Petro-Tim bi une semaine avant laa bañoon approuvé Petro-Tim bi te jàpp naa ni Petro-Tim bi affaire génnu Petro-Tim bi ñi ko approuvé mooy ñi ma wuutu bokk na ci dossier bokk na ci dossier mu gën a graaw sax bu Total bi may wax waaye dañuy wax Total rek pour terminer xam naa ne waxtu bi mu ngi ñuy dab dañ def attention bu ñu seetloo dafa mel ni temps wu reconquête coloniale la ñu nekk boo xoolee supermarché yi fii ñëw jógee yu ci gën a bëri tugal di ñëw di teg du parce que dañu Sénégal gii moo leen intéressé dans 4 ans dinañ am pétrole dans 4 ans classe moyenne bi dina xam a am tuuti weccit nit ñi war a mun a jënd def shopping et cetera moo tax ñu ngi commencé di dugal seen loxo partout seen teewaay fépp ci réew mi. mais wax ji ma waxoon sànq faw ma dellu si contrat yi ngay ŋàññati yëpp ba nga nekkee ministre daa nga wax ci français c'est de bons contrats yu baax. non loolu nga daan wax. non da ngay dugalaat ci question bi xam nga contrat yi ba tey jii nii waxuma ni répartition bi maanaam li ci Sénégal di jël à part contrat bi ma bañ a signé parce que bu ñu continuer logique boobu mooy man sama wàllu bopp bañu ma woon signé benn contrat dama dem sama yoon bu leen fàtte ni lu indi problème bi mooy man maa bañ dàq ñu ma ba pare ma taxaw di wax man maa bañ a def dara parce que dama gis ni loolu moggewul ak intérêt Sénégal te am na lu feeñ ci Séga nee nañu nuyoo bu ñu fayul ci ngoro gi la xëy na bala ñu yegg si foofu am na ay waxtaan ak yeneen wuute gis-gis yu jàll avant loolu donc nañu comprendre affaire bi noonu mais bu doon man dañ ma dàq ba pare wala sax même dama bañ nangu signé ba pare ñu dàq ma ak lu mu taxaw nangu nga dàq ki démissionné woo mais déet dama ni nanguwuma dama ni bu fekkonte ni signé naa waaye ñëpp nangu nañu ni que man maa bañ a signé et que lu indi bañ a signé bi wuute gis-gis la donc loolu mënuñu fi teg tey di wax ni yaa waxoon lii yaa waxoon lee li ma waxoon maa ngi ci rëccuwuma ci dara. waaw bu ñu amoon gën a am temps ma leeral. 10 secondes parrainage bi yéen a ngi ci kawam. waaye ñu ngi ci bu baax a baax. di nuyu mbokk yëpp di ñu nekk fépp Kidira ak Goudomp ak partout mobilisé wu pour parrainage yi. Thierno Alassane Sall dañu am yeneen occasion waxtaanee yeneen ponk ci politique rawatina jërëjëf ñu lay gërëm ci teewaay bi. ma fàttali ni ancien ministre nga candidat nga ni ci élection présidentielle yi jiite République des valeurs ci kanam Kouthia. Vous avez besoin de caution sur des marchés publics ou privés? Adressez-vous à la SONAC. La SONAC SA vous accompagne dans l'obtention et la réalisation de tous vos contrats en délivrant tout type de garantie.